ci jamono jujilee fële ci diwaan Sédhiou jot nañ fa teg loxo lu ci toll ak fanweeri soxna ci biir xibaar tam daa ngeen ciy dégg leer yi nga xam ne ni moo tukkee ci kii di Lamine Bayo ba tey ci wàllu xibaar am njàng amul tey ji ci mboolem daara yi nekk ci biir réew mi la waa G20 ñoo décrété altine tey ji le mu ab bés bu ñuul kukk ngir ñaawlu seen naatango yi jàpp ci tëj ci kaso bi ñu ràññee si kii di Dambo ci biir xibaar tam daa ngeen ciy dégg kàddu yi nga xam ne ni moom la ci rotal moom Mamadou Tamba maître Abdoulaye Tine yëkki ay kàddam ko di ñaawlu jàpp yu bare yi nemmeeku tey ji ci réew mi la mënuloo toog léegi benn wala ñaari fan yoo déggul ñu naan doomi yoo déggul kon ay doomu aadama yi teg loxo muy nag loo xam ne dafa salfaañi ak yelleefu doomu aadama yi la ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg kàddu yi mu ci rotal moom bi di maître Abdoulaye Tine adduna gépp di màggal tey ji ci altine ji bëccëg bi ñuy jagleel wàllu protection civile aar askan wi la suñu réew di suñu gaal di ci béy waram yóbbee laaj samp bëgg a xam bànqaas gi fi ne tey te mu yittewoo loolu le ana ban njëriñ la amal askan wi ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg taxaw seetlu gi ci Issa Tine def bon mbokki lii buñ ci boolee xibaar tàggat yaram yi dañ ci ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Gomis sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum salaam Seydina Omar Ba. ana lu gën a fës. football dinañ ci ñëw nu mu gën a yaatoo ci wàllu Ligue 1 ak Ligue 2 Kalidou Fadiga ñëpp xamee nañ ko ci équipe 2002 bi moom nag nee na que sunu football local dox na baax na dinañ ci ñëw ak moom dinañ dem tamit ca boxe gëj na fii ci Sénégal mu am combat de boxe waaye nag fédération jëlaat na mbir mi boxe yi commencé na ci week-end bi dinañ leen dégtal ki nga xam ne moom mooy seen président. bu ci kanam rek ñu ñëw yaatal ko. loolu ci kanam tuuti lay doon jeexale kook li nga xam ni mooy li ci yéen kaay yi ñu di ci ànd ak Seydina Omar Gueye bon mbokk yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi fukki soxna ak juróom-ñaar yi tegal loxo ko ni aljuma ji génn ca commissariat bu jëppal te ñu fa ci parti bi di parti Pastef jébbal nañ leen suba tey ji la procureur de la république bokk na kon ci lañ leen di toppee rek moo di amal ab rassemblement lu jëm sax ci xibaar boobu le incha allah rabbi daañu ci jël soit ci suñu yeneen di jotaayu xibaar toll nañ ci fanweeri soxna yu ñu teg loxo ci suba tey ji la fële nga xam moo di ci diwaanu Sédhiou li ko waral moo di ñoom ñëpp dañoo maase wàcc ci mbedd mi bëggoon amal ab doxum ñaxtu ngir ñaawlu complot bi ñu ne dañ kaa def ci ndoddi kii di Ousmane Sonko ñoom ñëpp nag ñu ngi ci loxol tàkk der yi ñu téye Fatou Bintou Diédhiou moo yëkkati seen kàddu daañu ci jël soit moom incha allah rabbi laata xibaar yi di jeex askan wa dëkkee fële ci diwaanu Ziguinchor kenn desul du góor du jigéen du mag du ndaw ñoom ñëpp ñoo maase yëkkati seen kàddu di artu njiitu réew Macky Sall ngir moo xam ne ne Ousmane Sonko du Khalifa Sall du Karim Wade waxtu wu juumee daal ba dugal ko ci kaso bi bu boobaa daal dina matt baaraamam wi ceex dañuy dem ci diwaanu Ziguinchor fekk fa Amady Khalil Diémé. affaire bi nga xam ne honorable député nekk patron bi Pastef ñu accusé ko mi ngi am ay développement yu gën a politique que judiciaire suñu sukkandikoo si ay Ziguinchor yi nga xam ne daje nañu ak ñoom te nee nañu affaire boobu mi ngi diviser ay sénégalais. voilà lii mënoon na yam feneen bu bëgg lëndëmal askan wi bañ mu présenté wu élection 2024 te loolu moom dafay impossible. parce que nous on est prêt pour ça. du yomb parce que duñu bàyyi suñu Ousmane Sonko suñu Ousmane Sonko la patrimoine la dañ ko war a protéger. si région bu Ziguinchor population yi ñoom si seen majorité dañoo ne rek fii nii complot la politique bi nga xam ne Macky Sall moo ko monté contre seen doom ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko. jusqu'au bout mais Macky Sall lu mu bëgg a def moo dul nekk si nguur gi di régner seul kenn xamul lu mu bëgg a def sans il faut. Ziguinchor yooyu buñ leen interpellé nee na ñi ngi xaarandi lan la nguur gi di def pour rek ñu mën a réagir te ñi ngi regretter li nga xam ne loolu mooy lever l'immunité parlementaire bu Ousmane Sonko épisode bi nga xam ne ñi ngi koy qualifié naan rek mascarade parlementaire la bi nga xam ne dina porter atteinte gravement suñu république. Assemblée nationale gis nañ lu mu def daal dañ ci am déception lañ ci am déception bu ngande ndax Assemblée nationale li ñu ci xam mooy. assemblée bi dañ naan assemblée les députés sont élus par le peuple et pour le peuple c'est-à-dire ñoom peuple bi leen fa war a nekkal mais li ñu constaté mooy que député bi wala député yi dañ fi nekkal pour Macky Sall surtout au niveau de Ziguinchor ñi ngi xaar defaguñu dara puisque da ngay dëgg fii waa Lindiane fii waa côté bële waa côté mais ce qui est sûr ñi ngi xaar bés bi nga xam ne Macky Sall nee na day jël Ousmane Sonko yóbbu ko dugal ko prison te ñun duñu seetaan yëf yi duñ ko seetaan na xam ne projet bi na xoolaat bu baax lu muy def mais Ousmane Sonko on le touche pas.
Cheikh Tidiane Gueye nekk coordonnateur plateforme Avenir Sénégal bu ñu bëgg depuis Ziguinchor moom dafa yëkkati kaddu di ñaax Macky Sall. dañoo dem ba jàpp ni nekkatuñu adversaire waaye daanaka ay ennemi politique la ñu nekk ndax lii ñu yëkkati teg ko ci kawam lii ñu koy fexeel jàpp ñu ni ñun ci démocratie nit war na koo mën a defal keneen démocratie mooy lu xëccoo bi métti lu adversité métti da ngeen di des rek nekk ay adversaire waaye boo demee bay teg ndëgg sërëx di def ay piège di fabriquer ay preuves di def ay complot di manipuler doomu aadama pour ñu dem tuumaal diw yàqal ko. mobilisation jigéen yi nga xam ne ñoom ñooy femme du bois sacré moom dafa wone rek grande déception population yi nga xam ne ñi ngi si Ziguinchor si affaire bi nga xam ne soo moytu rek suñu sukkandikoo si ñoom dina porter atteinte suñu démocratie dina yëngal li nga xam ne loolu mooy la paix sociale bu suñu réew. Macky Sall me o nanene place dane bu kanak 2 mandats da sole bare les 2 mandats on ka exiger mamba be 3e mandat la fa bajo dale tek ageri be bajo. population yooyu tamit dañoo réagir ci question yu scandaleuse yi nga xam ne dañu ne rek policiers ñoo ko doon posé ay manifestants yi ñu jàpp ci Ousmane Sonko foofu ci Dakar di leen laaj rek ndax ay joolaa lañu wàll loolu mu doon li nga xam ne ñu ngi koy ñaawlu bu baax fii ci Ziguinchor. Amady Khalilou Diémé Ziguinchor pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Amady Khalilou Diémé ñu ngi lay sant di la gërëm am jàng amul tey ji ci mboolem daara yi nekk ci biir réew mi waa G20 ñoo créé altine tey jile mu doon kon bés bu ñuul kukku ngir ñaawlu seen naataango yi jàpp tëj ci kaso bi ñu ràññee ci kii di Dambodj Mamadou Tamba mi njiital G20 kon yëkki ay kàddam di rafetlu taxawaay jàngalekat yi ndax lañ doon séentu ci bés bi weesu na seen njortu Mamadou Tamba ñu teewlu ko ci téléphone Pierre Edouard Faye. problème bi mooy d'abord grève bi ñuy jotoon di pour le moment grève bi c'est largement suivi léegi xamuñu nag ban tolluwaay la si natt fan nañ toll si natt bi léegi bi si kanam xëy na dinañ amati encore yeneen i résultat mais ku demoon tey Limamoulaye ku demoon Pikine wala feneen di nga gis ne effectivement grève bi luñ si séentu woon am nañ ko si lu ñu doon si grève bi également si am nañ ko si jàngalkat yi wuy suñu si li nga xamante ne moom mooy libération suñu collègues yi donc problème bi mooy defe naa ne sens bi ñuy wax ni amul sens defe naa c'est très grave fu mu ne nii ku defoon dara benn magistrat wala nga def dara un policier en principe toute la corporation day jóg solidarisé est-ce que da ngeen defe ne bu ñu téyee jàngalekat si biir classe am bi mu nekk di jàngale un professeur de philo à Cabrousse si kanamu élève am yi ñu téye ko humilier ko si kanam élève am yóbbu ko est-ce que loolu jàngalekat bu ne war na ko naxalu wala war da si war a ànd est-ce que da ngeen defee ne ki nga xamante ne secrétaire général syndicat la maanaam SG Dambodj waxuñu parce que lii lay defal déedéet du loolu mais d'abord c'est un collègue camarade la syndicaliste la te mu nekk secrétaire général syndicat d'enseignants te mu bokk si bépp xeex bi nga xamante ne xeexu jàngalekat la xeexu école la est-ce que da ngeen defee ne G20 dina toog di seetaan ki nga xamante ne nekkoon na fi dëmb coordinateur national bu G20 bu nekk si tolof soxla ay jàngalekat soxla G20 soxla syndicaliste yi ñu béy ko moom kenn ak ay problème loolu defe naa ne loolu rek doy na si firnde pour ne leen lii déjà argument la pour ñu jóg ne leen déedéet bàyyi nañ jàngalekat yi bu kenn daal jàngalekat loolu moom defe naa ne moom mooy sens bi nga xam ne moo ne donc du affaire politique du affaire leneen faaduñu kumba wala parti non bokkuñu si benn parti politique te duñu nangu benn parti ne ñu jaar leen fii wala ngeen jaar feneen lu ñuy defan mooy liberté bi nga xamante mooy liberté de manifestation liberté d'expression yi nga xamante ne ay liberté la consacré ci charte fondamentale bu Sénégal. mu nga wax loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Mamadou Tamba ci lycée bu Mbao jàngalekat yi mu njëkkee si banque seen yoxo waaye dañ cee boole kon yëkkati seen i kàddu di ñaawlu nguurug Sénégal wala nguurug dictature gi nga xam ne ni moom lañ jiite réew Macky Sall kon bëgg indi ci réew mi loolu yi kon ñu ngi ko xamle ci am ndaje mu doon amal suba tey jile suñu xibaar yi weesu dégg ngeen ci kàddu yi mu ci rotal moom Ibrahima Kane mboy ndeyte fu sayam si fële ca diwaanu Thiaroye ñii ay étudiants lañu nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru fare ci parti Pastef ñii fare ci FRAPP ñi FDS ñi Y'en a marre seen i kàddu lañu yëkkati di ñaaw rek seen naataango yi nga xam ne dañu leen jàpp ci kaso bi loolu daal lañu jàpp ni du dëgg du yoon am ndaje lañ doon seq sànq bi taskatu xibaar yi di sàkku daal ñu bàyyi leen ci nu mu gën a gaawee defuñu ko fii léegi fan yi néew daal leen dégg lu jëm sax ci ndaje moomee Moussa Sène la ñu fa yabaloon daañu ci def sax incha allah rabbi ci suñu yeneen i jotaayu xibaar coordination des étudiants ñoom dañoo nekk fu la ci diwaanu Saint-Louis dañoo xëyee créé lu ci tollook ñaari fan yàlla yoo xam daanaka ko duñ koy jàng la ñuy sàkku daal mooy seen agression yi nga xam ne ñu nemee ko daal seen campus bi dakk ndax bërki démbo njaay rek lañ fa agressé benn kenn seen naatango paaka lañ ko jam ba fu mu toll nii mu ngi ci ay jafe-jafe loolu moo tax sax ñu créé ñetti fan yàlla yoo xam dañuy di amal journée sans ticket te loolu nag bu dakkul boo ma daal daañu gën a taral seen xeex loolu yi kon ñu ngi ko xamle ci ab ndaje mu yaatu mu jot amal kon ci bésu tey jilee
Maître Abdoulaye Tine yëkk ay kàddoom ko di ñaawlu jàpp yu bari yi nga xam ne ñu nemmeeku fan yi ci biir réew mi lee mënuloo toog léegi benn wala ñaari fan yoo déggul ñu naan gox sàngam jàpp nañ fa ay doomu aadama muy nag loo xam ne nii salfaañi ak yelleefu doomu aadama yi la Maître Abdoulaye Tine ñu teewlu ko. dañoo salfaañi ak yelleefu doomu aadama muy liberté yi nga xam ne moom la yoon may ku nekk mais liberté bi nga xam ne aussi moom la yoon may da nga xam ne ñoo nekk mbooloo muy association société civile wala politique boo xoolee depuis quelques fan mën nañu gis ni fii ci langue politique bi en tout cas ñu ngi continuer di jàpp ay activistes wala di jàpp ay way politique ñenn ñi sax ci la leen jàppee mën nañ jàpp ni méngoowul ak yoon parce que dañu ñëw ñenn ñuy jël ay tuuma teg ko ne dañoo namoon ci droit nag mënuñu arrêté nit parce que rek dafa namoon foog ñu pour ñu mën a arrêté foog ñu fekk la maanaam ngay def dara ñu jàppale loxo ci poos wala nga nekkoon ci sur le point maanaam nga commencé woo bu loolu amul mën nañ jàpp ni déjà police moyens yu mu utiliser ce sont des moyens lu droit di wax intrusifs maanaam dañu xëtt ëttu jàmbur dugg ci muy téléphone wala leneen mais aussi effectivement dafa nekk ay moo procédés yi nga xam ne loyalu maanaam li nga xam ne méngoo na ak li nga xam ne moom la yoon teg loolu yëpp buñ ci jàppee jàngat bi moom mooy mën nañ jàpp ni liberté yi ñu ngi dellu ginnaaw fii ci Sénégal et que mën nañ jàpp ni jóge nañ ci état de droit continuer di wëy ci état de police bi nga xam ne maanaam ak yelleefu doomu aadama bi pouvoir bi dafa taxaw temm pour tënk ko. mu nga wax loolu day kàddu yoo xam ne nii ñoo ngi ko nangoo ci kii di Maître Abdoulaye Tine Asila Gom ab société la bu nekkee foofee ci diwaanu Linguère bu deful dànkoon ci tëj ay buntam la jëm li ko waral moo di sàmm si seen jur yi la ñuy bàyyi daal ñuy dugg ci seen tool yi di leen yàqal at mu nekk daañu ñàkk lu ci toll ak 200 junni ci ay garab situation bi la ñu ne mëntule wéy ba tax sax ñuy sàkku ci kilifa yi ngir lu ni mel ñu jël ci ay matukaay Ibrahima Ka mooy njiital kër gi am na ci sax ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci micro Omar Kayre. waaw jafe-jafe bu ñu ni ñu yàqee garab yi ak aussi ni ñuy ñëw di jël produit bi nga xam ne ñun loolu moo ñu tax a jóg di ko xëcc ak ñun gën ñu ko bëgg loolu problème la ñi nga xam ne ñoo ñuy posé problème mooy sàmm yi parce que sàmm bi su ñëwee day bàcc garab gi su bàccee garab gi branche yi day xar te xam nga si branche yi xar yi sax yi mën nañ ci jaar attaqué garab gi dee donc garab bi su dee ñun dootul amul njëriñ parce que si garab yi il faut que garab yi di dund pour ñu mun si am liñ si soxla mooy daakaane bi donc loolu si jafe-jafe la puisque ñun ñëpp a ko bokk il faut que aussi ñun ñëpp ñu toog waxtaane problème yi tënku ci lan la ñu d'accord suñ si d'accord ñu tënk ko leneen la nga xam ne d'accord guñu ko ba ñu continuer di ci waxtaan ba saa ñu d'accord rafetal ko mais mun nañ jël aussi ay mesures conservatoires soo xam ne nii vraiment ñax amul feneen fudul sur biir tool yi ñu xool nu ñu koy organiser ba ñoom ñu mun ci profiter lu ñuy perdre c'est énorme près de 20 à 10% en fait 10 à 30 20% wala 30% suñu production ñu ngi koy perdre voilà ci xayma bu gàtt voilà loolu nag il faut que ñu saafara ko suñ ko saafara ñun xam nañ lan mooy problème bi donc ñëpp dañ ci war a jàpp rek pour lii nga xam ne mooy moom rek depuis bi mu fi nekkee ba léegi keneen ñëwul dimbale ko ci en terme d'investissement ñu préserver ko parce que am na ñoo xam ne aussi amuñu xar amuñu béy ci la ñu yaakaar n'est-ce pas ñooñu il faut que ñu jël leen en charge ñoom fi la ñu mën a am sukkandiku lu mu néew ñu am d'une façon régulière seeni revenu pour aussi fekkee amuloo possibilité jënd xar wala jënd béy soo feyee ko di nga jënd xar jënd sa béy. ñu wéy ba tey ci xibaar liggéeykat yi yëngatu ci boulangerie yi ña ngay yéeglu seen i kàddu lañu yëkkati di ñaawlu situation bu metti bi nga xam la ñuy dund jamono ji ndax benn pay lañ leen di fay baaxut amuñu IPM te kenn weesu leen IPRES gannaaw nag bañ joxe ñaa baaraamutuma waa inspection du travail nag ñoo deful seen liggéey ñoom liggéeykat yi ñu ngi daal saako ci kilifa yi ñu xoolal sart bi nga xam moo leen tënk ndax ci jamonoy bilees la woon Ibrahima Jiite moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. ji secteur boulangerie métti na métti bu nga xamante ne suñu condition de vie benn baaxul suñu salaire yi benn baaxul ba pare emploi yu bëri ñoo ngi ci biir secteur bi journalièrement la ñuy liggéey amuñu contrat amul embauchement ma jàpp ni loolu war naa mën a jeex ci biir réew ba tax na nag ñuy woowaat encore une fois gars yi waxaat leen suñu baram bi fi nekk tamit depuis ñun avant ñuy judd ñun baram bi fi nekk ba ou bien avant ñuy dugg ci secteur bi baram bi fi nekk ba tey ñoom ci loolu la ñuy sukkandiku di ci fay ñun ba tax na ñu bëgg en même temps ñu changer indil ñu baram yu bees
di waxaat encore une fois sénégalais ak nguur gi secteur boulangerie tey bu bonee mbaa mu am faay man jàpp naa ne am na ñetti bànqaas yu nga xam ne tamit ñooñu ñoo war a xayma secteur bi daanaka bànqaas yooyu ñoo gën a yàq secteur bi lii di inspection de travail IPRES caisse sécurité sociale jàpp naa ne tey bu ñu defoon lii leen war mbaa ñu taxawoon ci jafe-jafe sénégalais ak liggéeykat yi amaan na patron yi ni ñu nekkee di foowee askan bi duñ ci dugg ba tax na tamit ñuy waxat encore boo xoolee période mbas mi li boulanger yi liggéeykat yi jànkonteel ci secteur bi dafa métti li ñuy jànkonteel ci secteur bi dafa métti benn ñu ci amul contrat ñoo ëpp que ñu ci am contrat c'est day seen contrat yi dara baaxu ci benn valable ci nga xool période mbas bi ñuñ ci arrêté ci seen liggéey dafa bëri ñi ci toog tamit dafa bëri ñi ci dàq dafa bëri te mujjul fenn parce que lan la amuñu fenn fu ñuy sukkandiku mooy ñetti bànqaas yooyu ma la tudd noonu amuñu ñemewuñu tem di fa joyetu suñu ak suñu yeleef parce que bu ñu demee ñoom ëllëg ñu ànd ak néew doole yi ànd ak liggéeykat yi mais dañuy mujj obligé ànd ak patron yi. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Ibrahima Djité àddina gépp di màggal tey ji ci altine ji yem ak benn fan ci weeru ko mars bëccëg bi nga xam ne ni moom lañu jagleel aar askan wi lee suñu réew nag du suñu gaal di ci bay waaram yóbbee laay samp bëgg a xam banqaas gi fi ne te yittewoo mbir moomu leen ana lan moo di njëriñam ndax seetlu gi mooy bâtiment yi daanu saa su nekk marché yi dëkkee lakk ak yeneen isaatin amal na ci ab taxaw seetlu ñu teewlu ko. direction bu protection civile mu war a wattu moomeelu askan wi ci jamonoy jàmm ba ci sax ci jamonoy ay gànjar gi jóge ci suuf si ba ci sax li nga xam ne askan wi yëpp ñoo ko bokk mu di ay bien public waaye nag seenub liggéey lu ci bare bari askan wi dañ ciy sampi laaj bëgg a xam ndax liggéey boobule am na ay njeexital ci ñoom ay taax yu bari moom la ñuy nemmeeku ci xolub réewum Sénégal taax yoo xam ne daanaka daanu rek moo leen desee donte sax am na ci yoo xam ne daaneel nañ leen ba noppi waaye bari na yoo xam ne dañ koy romb ci Ndakaaru ginnaaw